asalaamaaleykum sant leen gërëm leen ci ànd beeg télévision Futur Média benn waxtu jot na ba teg ay simili xibaaru digg bëccëg yi bokk na ci ponk yi gën a fës gaal boobu tàkkoon lu soriwul dara Kafountine te yaboon ay migrants jamono ji nag ñu ne juróom benn nit ñoom ñoo ci ñàkk seen bakken ndax am na yeneen juróomi néew yu ñu jëlee ci ndox mi seet gi mu ngi wéy ngir gis ñeneen ñi. la xewoon fële ca frontière ba diggante Espagne ak Maroc vice consul bu Casablanca yabal nañ ko ca Nador fa yëf ya xewee woon ngir xam la mu jur consul bu Sénégal ba ca Dakhla moom nee na ba léegi fii ñuy wax ak yéen amul benn victime sénégalaise ci loolu lee ci bët saalumu réew mi moom Guy Marius Sagna ak ñamu àndal seenu àtte mi ngi am jamono ji bokk na ci liñ leen di toppee bokk ci ab manifestation bu ñu tere moom mi jiite FRAPP France Dégage nag moom dafa jàppee boppam ab bañkat. taw yi ak jafe-jafe yi ñuy jural askan wi fële ca Koungheul diggante Kassiwo ak réew moomule daanaka xur yi nga xam ne taw bi moom moo ko amal tax na ba nit ñu bëri faatu diggante 2008 ba 2021 ci jamono jooju jëwriñ bi ñu dénk wàllum ndox mi ak assainissement mu ngay dalal xelu ñu yeewoo ca diwaan yi faral di taa ca Kaolack. reportage tabaski bi tey jile ca Ndar la ñuy dem foofu njëg ya daanaka dafa yokk ba jéggi dayo xar yi doon jar 100 000 francs at wala weesu jamono ji boo amul 150 000 wala lu ko ëpp doo ko laal dinañ ci ànd ak Ousseynou Diop ci kanam loolee lépp tënk la nes tuuti ñu yaatal ko. ginnaaw bañ leen ziyaare ba noppi xibaar yi dañ koy dooree ak accident gaal bi am fële ca Kafountine gaal boobu tàkkoon te ay migrants clandestins nekkoon ci jamono ji nee nañ juróom benn nit ñoom ñoo ci ñàkk seen bakken benn lañ waxoon waaye dafa am yeneen juróomi néew yu ñu jëlee ci ndox mi ba tax na juróom benn la ñu wax fii waaye opération ceet gi mi ngi wëy ba léegi di xool ndax duñu gis yeneen néew ci gox boobule. la xewoon fële ca Nador soriwul dara Melilla diggante Maroc ak Espagne ay migrants yu doon jéem a tëb jéggi dem Espagne ba ñu bëri ñàkk ci seen bakken ki nga xam ne moom mooy consul bu général bu Sénégal ca Dakhla am na ay kàddu yu mu ci yëkkati nee na vice consul bu Casablanca yebal nañ ko ca Nador ngir mu xam yëf yi am ci yeneen i xibaar waaye ba léegi rek ñu jàpp ni amagul benn sénégalais bu ci ñàkk bakkenam wala bu ci am ay gaañu gaañu loolu la ñu wax du ñàkk dinañ ci ànd ak Chérif ci kanam tuuti fële ca Ziguinchor gi Marius Sagna ak ñeneen ñu ngi leen di àtte bokk na ci liñ leen di tuumal bokk ci ab manifestation bu ñu aaye ñoom nag tey jële ci suba kon la yëfi door ci ab daanaka kaaraange gu mat sëkk foofule moom Guy Marius Sagna ba mu ñëwee ci kanamu baar bi bokk na ci lim xamle nee na moom daal bañkat la ndax fi mu bokk fii ci Sénégal bëri na ay bañkat yu fi nekk kon moom loolu la faaw mu xeex Boubacar Diassi mi ngi ci ligne bi Boubacar Diassi maa ngi lay nuyu Boubacar Diassi. oui alors Boubacar Diassi àtte bi door na foofu tey jile ci suba fileeg boobu lan lañ ci mën a jàpp ak ay kàddu yi Guy Marius Sagna yëkkati foofu ci kanamu àttekat bi. waaw atte bi door na comme ni nga ko waxee doon na 9h30 ndaxte prévenu yi ñu ngi leen di indi ñaari vague lañ leen indi ngir ñu mën xëcc ci car bi nga xamante ne moom moo leen di jëlee mag maanaam maison d'arrêt et de correction bu Ziguinchor indi leen ci cour d'appel bu Ziguinchor ndaxte salle d'audience bu cour d'appel bi nga xamante ne salle bu mag la bu yaatu la moom la ñu defee audience bi donc comme ni ma ko waxee ñaari vague lañ leen indi première vague bi Guy Marius Sagna bokk ci waaye nag mu ngi bokk ci deuxième vague bi. li ñu gën a nemmeeku nag mooy bu ñu ñëwee nit ñi dañu fees ba finalement dañuy yokk ay banc ci biir salle d'audience bi non seulement nit ñi taw bi nga xamante ne moom moo tàmbali te ci Ziguinchor te ci suba terewul nit ñi ñëw mais aussi terewul it autorité nit ñi assuré li nga xamante ne moom mooy sécurité bu mat sëkk ndaxte tout autour de donc cour d'appel bu Ziguinchor dafa am ay auto gendarmerie ak auto police yi nga xamante ne ñoom ñoo yor kaaraange bi te mu mat sëkk waaye nag bu audience bi de démarré dañ leen woo ñoom ñëpp wala boog ñu ëpp ci ñoom ndaxte ñeent fukki doomu aadama ak juróomi ñeent maanaam 49 personnes la ñu indi ci salle d'audience bi mais bu ñu leen woowee xëy ñu sax ci devant la barre bi finalement am nañu toog bu ñu leen ñu commencé nag poser question ki nga xamante ne moom mooy Guy Marius Sagna
posé nañ ko question ci appartenance am ci FRAPP ak yan association la bokk ndax FRAPP association bu légal la ndax am nañu récépissé waaye laaj nañ ko ci lu bëri bi nga xamante ne ci li nga xamante ne mooy profilam ak cursus universitaire am mais bu ñu koy laaj nag lan moo ko dugal ci lu ni mel est-ce que yëgoon na ni manifestation bi dañ ko tere préfet daf ko tere mu ne yëgoon na ko waaye nag moom dafa bokk ci ñi nga xamante ne dañu gëm Sénégalais naturellement résistant la ndaxte ku bokk ci ku am comme héritier koo xamante ki bokk ci héritier yi ki nga xamante ne moom mooy Cheikh Amadou Bamba Khadimou Rassoul nga bokk ci héritier ñi nga xamante ne moom mooy Aline Sitoé Diatta ak ñëpp ñi nga xamante ne daal dañu taxaw jàmmaloo ak tubaab bi résister daanaka yow mii fi nga nekk nii ab résistant nga loolu moo tax dafa jàpp ni moom daal dafa bokk ci résistance sénégalais yi te dina ci wéy bu soobee yàlla kon fu mu nekk nii audience bi taxawoon dina ba quelques minutes fu mu nekk nii actuellement dañ ko reprendre te ñu ngi suivre ñi nga xamante ne ñu ngi posé ñi nga xamante ne ñoom ñooy yeneen prévenu soxna ñaata. jërëjëf Boubacar ci nekk en tribunal nekk en direct foofu kon ci tribunal bu Ziguinchor lépp lu ci tukkee dinañ ci ànd ak yéen ci sunu yeneen jotaayu xibaar dañuy wax ci nawet bi ak jafe-jafe yi ñu julal askan wi yenn saay fële ca Koungheul boo fa demee digganteem ak fa ñuy woowee Kassiwu foofule am na ay xur yu bëri yoo xam ne taw bi moom moo ko fa indi ba fukki nit ak juróom ñàkk ci seen bakkeen diggante 2008 ak 2021 loolu askan wi dañ cee sonn dañ cee tàyyi bëgg nañu ñu lijjanti ko am na ab jàkkaarloo bu ñu doon amal ak taskatu xabaar yi ngir wax seen i jafe-jafe reportage Omar Ndiaye Boubacar Fall bopp. xur wi fees dell ak ndox lu tolloog ñaar fukki dëkk ak ñaar doon seen jaarukaay waaye ci diggante 2008 ak 2021 fukki bakkan ak juróom des nañu ci ndox mi askan wa meebu am ab toogaanu ñaxtu ci buntu dëkk ba. parce que li Koungheul boot ci ay village ci côté bi 22 wala 25 daal ñoom ñëpp fii ñu taxaw ni mooy seen yoon bi nga xam ne ñoom bu ñu amee soxla biir Koungheul fi la ñuy jaar. parce que Koungheul gi la ñu am comme ville bu xamante ni buñ bëggee faju fii la ñuy ñëw buñ bëggee jënd ravitaillement lépp luñ soxla daal Koungheul gi la ñuy ñëw ñuy jënd ko. xur bi at mu jot lu muy jël biñ ko calculer ba fii ma taxaw ak yow nii 15 personnes mat na ko. waaye 2022 bi ci juin bii ñu nekk nii bi yàlla ji taweek léegi 15 jours ci lay toll 1 mois wala. waaw waaye di moins am na ko xamante ni sababu xur wi. ak problème bi moo tax mu ñàkk bakkanam ci biir njabootam te nawet bi demagul fenn kenn ngi noonu. même xale bi nga xamante ne daaw la ko yóbbu yaayam ci dëkk bii la jógee di sëy fii mu ñëw seet si ay maamam bay wàññee ko ràmbale bale moo ko yóbbu fii ñu taxaw nii boo départoon 20 mètres di nga fa gis ñu xamante ni dañ leen a suul foofu te ci xur wi moo leen rey c'est-à-dire at mu jot rek mu rey ci ñun kenn. yu ci bari ci élèves yi nag saa bu nawet jotee jéggi xur wa jàngi moom kenn xalaatu ko. examen bu jotee. xur yi du élèves yi duñ mën a jàngi defi examen tey jii dëkk bii di Jokkul waa mi ngi ak école tey jii seen jàngalekat ñu ngi ci biir dëkk bi tey jii bu xur yu amee ndox duñ def cours jàngalekat yi fee la ñuy taxaw di seenante ak élèves yi fii kenn mënta jàll dem defi cours tey jii élèves war a defi examen ñu convoqué la 7h30 imaginel nga war a xëy wi wëri 7 kilomètres loolu xam nga ne dafay métti ci élèves. mënta askano jéem nañ seen i pexe ba dëbb daa xefe ab pont waaye bi taw bu njëkk bi ñëwee da koo meeb xalab ci àll ba. xale yi ngay gis ñu ndaw yëpp dañoo sol ay saako suuf la ñuy sol ba mu fees mu dimbale ñu mu won ñu ni ñu koy solee ñu tracé ko mooy pont bi ngay seen ni sonn dañoo sonn fu sonn yem nit ñi fii dee yëpp gis nga kaas yàlla bële am na kuñ fa suul ci ndox mi fii lay jaar. ñoom askan wi nag di ñaan fukki doomu aadama ak juróom yooyu seen bakkan des ci ndox mi di ñaan mu yam fii te nag ñi ngi ko dékk njiit réew mi président Macky Sall mu jëm ci pexe. ministre bi ñu dénk wàllum ndox ak assainissement moom mu nga woon fële ca Kaolack ci diwaan yi faral di taa bu nawet bi jotee Serigne Mbaye Thiam di xamle ni bassin bu cof ak jamono ji liggéey bi noppi na ak fa liggéey bi toll ca Xartum ñu ne askan wi mën nañoo ñàkk am ay jafe-jafe ci nawet bi ren jile am na yenn lotissement yu ñu annulé sax ngir fexe ba ndox mi mën a aw ci yoon dem te du tak fenn Serigne Mbaye Thiam la ñuy déglu ci micro Pambay Diaw ak Fally Gueye ca Kaolack. commencé suñu nemmeeku bi fële ci Coofak may na ñu def fa benn bassin te brigade nationale des sapeurs-pompiers def fa ay motopompe pour pomper ndox mi pour mu génn fa après ça dem nañu ci Xaaxun ku xam Xaaxun xam ne foo xam ne fii lu mat fanweeri at mu jot xëj na daf daan taa ndox am mbënd waaye liggéey bu mag bi nga xam ne moom la président de la République santaane woon ñu def ko fa muy projet bu bokk ci projet des 10 villes lu amat fukki milliards ak juróom moom lañ fa def
may nañu def benn tuyau bu mag boo xam ne bii ëpp na juróom-ñeenti kilomètres ak ñaari bassin yu ñu fa def liggéey boobu nag pareegul waaye donte pareegul ñi nga xam ne ñoo fa dëkk nee nañu daaw amuñu mbënd boo xam ne bii ñëw na ci seen kër yi. fii nag ci Parcelles Assainies moom tamit zone la boo xam ne bii ndox dafay bari waaye gis nañ ne brigade nationale des sapeurs pompiers jumtukaay yi pompe ndox mi def na ko fi déjà commencé nañu di liggéey waaye ndox moomu suñ ko pompé dafa war a jàll tali bi route nationale bi après continuer dem ba géej gis nañ ne nag foofu def nañ fa ay lotissement nit ñaa ngi commencé jël ay suuf di ko fa def mais suñ ko remblayé dana indi ay jafe-jafe ci inondation ci Parcelles Assainies donc loolu wax nañu autorité administrative yi ak territoriale ak service technique yi ñu seet ndax mën nañ koo jëfandikoo waaye def fa réseau assainissement bu baax wala carrément ñu désaffecté zone boobu bàyyi ko mu nekk yoonu ndox boo xam ne bi yoonu ndox bu naturel lay doon. ñu dellu fële ca Maroc ak li fa xewoon ca frontière ba dox ci digg dëkk boobule ak Espagne ba ay doomi Afrique yu bëri ñàkk ci seen bakken doon jéem a jéggi vice consul bu Casablanca yabal nañ ko ca Nador ab ville marocaine la mooy fa yëf yi xewee ngir xam yi am ci yeneen i xibaar consul bu Sénégal ba ca Dakhla moo wax lu ni mel ba fi ñu toll itam mi ngi xamle ni amagul benn sénégalais bu ñuy yëgal ni faatu na ci loolu li Chérif Dia lañ ci àndal ci ay leeral. Plus de 500 000. Afrique subsaharienne bëgg lu leer ginnaaw jëye ji amoon ca Melilla ay nit ñàkk seen bakkan ci moomee tukki Sénégal ci wàllam yabal na ca Nador vice consul général ba nekk ca Casablanca. donc ci ndigalu chef de l'État le ministre des affaires étrangères moom ci ndigalu boppam aussi dépêché nañu vice consul du Sénégal bi nekk Casa donc tey ni may wax ak yéen. Actuellement mu ngi foofu mu ngi Nador pour dem nemmeeku ji rencontrer autorités fa nekk et puis am ci ay éléments yu am solo voilà parce que loolu daal la autorité xalaat ne moom moo gën te loolu la ñu def donc dina couper court un peu ci rumeur yu bëri yi nga xam ne ñu ngi daw. Consul Sénégal ba nekk ca Dakhla li mu bëgg mooy nit ñi teey laata ñuy xam ñi faatu fu nu fekk baax faw rekk enquête yi wane ko yooye enquête kilifay Maroc ña nga ca. mënagul xam kan moo ci bokk ak kan moo ci bokkul parce que yu mel nii bu amee donc autorité wu dëkk ba mu am donc ñoom dañuy def ay enquête ak xool ñoom autorité marocaine yi ci foofu lañ toll. identification nit ñi voilà ñi nga xam ne ñu ngi yëngu ci immigration xam nañ ne en général yu mel nii bu amee dañuy def attitude de prudence ba am ay éléments yu wóor a wóor donc fi mu nekk nii amul kenn ku mën a wax ne ña fa gaañu bala ña fa blessé fii lañ bokk ak fële lañ bokk. Maroc nekk sëlëbe yoonu ñii naan Barça wala Barsaq di tukki bëgg dem Europe di fa jaar rawatina bët gànnaaru Maroc looloo tax Sénégal ci atum 2021 mu daal di ubbi benn consulat bu bees ca Dakhla ngir rek taxawu doomam ya foofa ki ko jiite di consul bi mi ngi digal gone yi ñu waaj bu baax tukki yi balaa ñu ciy dugg. quand même immigration moom lu métti la daal. waa lu xaw a métti la et puis normalement. projet la war a nekk voilà doo tëba tëb rek dem ci bitim réew noonu préparation bu bëri la laaj. ñu dellu si fii ci Sénégal lu siiw mooy askan wi ñaari dañuy am ay jafe-jafe ci service urgence yi ngir bu ñu leen bëggee prendre en charge service bi ñu ko gën a xamee fii di SAMU ñu bëri nag dañ cee umpale lu bëree bëri fii ci Sénégal loolu mooy ay résultats yu tukkee ci benn jàngat bu plan international ànd ci ak SYCODEF doon amal ci ay diwaan lu ci mel ni Ndar Kaolack Diourbel ak Fatick Pambay Diaw ak Fally Gueye ca Kaolack. ngir rek ñu jëlal la sa malade boo xamante ni dafa nekk ci urgence loolu ay jafe-jafe yu metti la ci askan wi am loolu nag ñu ngi ko xamle ci benn étude boo xamante ni def nañ ko jëmale ko ci population bi étude boobu nag waa SYCODEF Afrique ak plan international ñoom ñoo ko amal. c'est parce que dañu def benn gëstu ci lan ci
accueil ak ci urgence yi ci hôpital yeeg centre de santé yi poste de santé yi dafa di loo xam ne tey yëngal na Sénégal yëpp bu fekkee nag am na loo xam ne yëngal na ab réew il faut que ñu daal di àndandoo doomu réew mi ñëpp ñu mën a toog daal di daje daal di loolu waxtaan. lu jëm ci wàllum urgence yi nag ci ministère de la santé service SAMI moo koy gérer waaye buñ sukkandikoo ci chargé projet ci ONG Plan ñu ëpp ci askan wi xamuñu service bopp te sax njëgu prise en charge bi dafa cher lool. service bi nga xam ne moo koy toppatoo fii Sénégal ñu bëri xamuñu ko mooy SAMI. malade yi nga xam ne dañ leen di yóbbu ci urgence aussi lu ñu génnee ci koppar dafa cher yenn saa yi boo la ne ku hospitalisé dina dem ba di génne lu met juróom fukki junni ba téeméeri junni yéen xam ngeen ne loolu lu takku la te loolu du njaboot yëpp ko muñ te. ci bi nga xamante nii ci lañ doon fësal xayma bi nga xamante nii amal nañ ko ci Kaolack Diourbel ak Fatick ONG Plan ak Sikodev ñoom jàpp nañ ne ngir nag jafe-jafe yi am ci urgence yi ñu mën koo régler il faut que rek askan wi ñëpp daal di ciy sóobu. poste de santé bu Simbandi Branchou am na ab ambulance mu tukkee ci maire ba fa askan wi ñoom daanaka dañoo amoon ay jafe-jafe yu méttee métti bu ñu bëggee rawale seen i malade ci ay gaal lañ ko doon jaarale am na ñu bëri ñu faatu lab ci ndox yi ginnaaw bañ leen di jéem a yóbbu feneen Bakary Konté ak Khali Diame ñooy suñuy correspondant foofu ca Sédhiou. poste de santé bu Simbandi Branchou toog na ay at yu bëri amul ambulance population yi bu ñuy def évacuation dañuy def sax grand tour di jël géej bi évacuation yooyu sax ay gaal lañ koy defee am na sax ñoo xamante ne jot nañ si faatu Abdoulaye Baldé nekk ancien ICP poste di mu ngi wax jafe-jafe yoo xamante ne moom la dundoon. Pour évacuer les gens pendant l'hivernage il faut passer par la pirogue. par le fleuve. bu fekkee nag damay évacuer nit ci nawet day métti loolu damay obligé jël géej bi am na sax benn jigéen moom ci biir ndox bi la des ak ñaaru doomam bu ñu leen di évacuer ci benn pirogue am tam benn góor boo xamante ne moom mag la bilan la doon def moom tam ci ndox bi la des ba tax na bu may évacuer ay jigéen damay am jafe-jafe surtout ay jigéen yu wërul ci nawet bi jigéen bu wërul nag bu ma koy évacuer mun naa ne guddi bi yëpp du ma nelaw ndaxte nit yi fii buy taw dañuy fay seen portable damay tiit loolu damay jaaxle xam ndax egg na ou bien eggul nan la eggee. loolu lu jafe la ndaxte ñàkk naa ci ñett ba ñeenti nit. que j'ai perdu 3 à 4 personnes par le fleuve. Lamine Koté di maire bu Simbandi Branchou indi na benn ambulance médicalisée ay garab ak tam ay lits d'hospitalisation. donc vraiment on est très content très satisfait de cette ambulance parce que bi ñu fi ñëwee tey pratiquement commune amul ambulance benn ambulance moo fi nekkoon te actuellement elle est en panne d'ailleurs aujourd'hui c'est même au niveau de Goudomp n'est-ce pas qu'une ambulance a été dépêchée pour au moins à chaque fois bu ñu amee problème mu ngi taxawal vraiment kontaan nañ trop ci ambulance bi di remercier bu baax a baax suñu partenaire mooy ANPES te tey ku ko remplacer ku ko représenté fii mooy monsieur Thierno Ndaw nga xamante ne vraiment bu ñu xamante ba léegi mi ngi def lépp pour que la commune de Simbandi mun am benn ambulance. sous-préfet bu diwaan bi di Ousmane Sané joxe na ay recommandations pour nag ñi daal di gérer ambulance bi suñu ma gën a rafetee. reportage tabaski tey ca Ndar la ñuy jëm njëgu xar yi jamono ji dafa yokk ba jéggi dayoo ndax ay gàtt yi daan jar 100 000 daaw ren jile boo demee boo gànnaayowul 150 000 wala lu ko ëpp doo ca mën a jot ñii di jaaykat yi bàyyeekoo ca Mauritanie nee nañu seen mbokk yu bëri dañuy xaar fileek suba ñu mën a teew fii ci réew bu Sénégal indi yeneen i xar reportage Ousseynou Diop Abdou Seck. ñu ngi ci daral bu daaru fii nag xar yi dañu cher lool. loolu nag moo tax ñeneen ñi nga xamante ni daje nañu ñoom jàpp ni ngir ñu mën a jënd force ñu xaaraat Mamadou Diop ak Ousseynou Diop ñoom ñaar ñëpp dañuy delluwaat ba beneen yoon. waaw dama ñëwoon mu xar mais xar yi dafa cher waaw xar moo laal gars yi naan la ay 200 wak ay 100 wak. waaw xar yi moom cher na trop vraiment ndax li ñu fi jotagum gis gaa dalgum xel moom ndax période bi daana fekk xar am. xar yi cher di ñëw nànk-nànk ci foraay bi fii lañ fi nemmeeku ci ay xar yoo xamante ni ñëw nañ fi matuñu sax ñaari junni. loolu nag moo tiital ñi nga xamante ni dañuy bëgg xar boo xamante ni moom la ñu war a yóbbu seen i kër. mais fi mu toll nii ba léegi nii xar yi ñëwaguñu te tabaski li des bëreetul boo dee xool ay 15 jours yooyu rek moo si des. gën a métti noonu ren la gën a métti par rapport ak daaw tane woon na mais ren moom vraiment moom dafa métti en plus tamit xaalis amul tamit dëkk bi métti surtout loolu quoi vraiment. Ndar la ñuy jëfandikoo ci ay xaal lu ci bari Mauritanie lay jugee
ñenn ñi nga xamante ne ay jaaykat lañ jugee ci réew moomu ginnaaw bañ leen laajee nee na ñu marché bi am ñaar fukki fan ak juróom-ñeent ci weeru juin bi la ñuy xaar ngir mën a ñëw. am na ñu bëri sax marché bi sax moo leen empêché xaram dem yóbbu ñun ñu si jàpp loolu moo ndax rek affaire yi mu am le 29 suñu bëgg ñun bu ñu sañoon nag loolu mu arrêté. Cheikh Malamine Aïdara moom nee na ñëw na ci dëkk bi ñeenti fan a ngi lée moom ay moromam yi nga xamante ne egseeguñu nee na amul lu ñuy ragal ndaxte fii kaaraange am na fii. sama gis-gis amul benn tiitaange boo xamante ne ci am ñoom mën nañu ñëw ndaxte jafe-jafe amu fii te tam gis nga ni kaaraange am na gouverneur indi na sécurité police bis bu ne ñu ngi taxaw si suñu wet. ci Ndar géej xar yi bareeguñu bu dee ni sécurité bi am na ñenn ñi nga xamante ne ay jaaykat lañ jóge ci Mauritanie ñoom ñu koy xaar ñaar fukki fan ak juróom-ñeent ci weeru juin weesu ngir ñu mën a dikk ci dëkk bi bu dee ni sax fii moom xar moom am ka doom bu góor la. jërëjëf Seynou Diop reportage culture tey dañuy dem tase ak benn ndaw buy wuyoo ci turu Mar Ndiaye moom ab léebkat la bàyyeekoo fële ca Toubacouta moom loolu lu mu bëgg la day dem sax ci ay école wala ay hôtel di fa léeb ñu koy fay ci loolu lay dundee lu ci bëri mu nangu ni métier boobule dafa mel ni dañ koy gën a bàyyi fii ci réew bu Sénégal ndaw ñi xamuñu ko te moo ne dañ ko daan jëfandikoo ngir fexe ba yee waaye itam yar xale yi ci lépp liñ ci daan mën a jànge Aminata Goudiaby Abdou Karim Bey daje nañu ak moom reportage. Toubacouta gi nga xam ni fa la dëkk cosaanoo fa Markasala lañ koy woowee moom li nga xam ne nag moom moo di lépp daf koo neex loolu bi muy nekk xale ba léegi mu am nag ñoo xam ni nee na ñoom ñoo ko inspiré. Depuis tout petit on écoutait donc le docteur Massamba Gueye donc à travers la radio donc on peut dire même que c'est de là et nous voilà est né donc cet amour voilà donc du conte donc il y a aussi Zumba Sow donc du côté de Saint-Louis. Il y a aussi donc c'est Babacar Mbaye Ndak et tant d'autres donc où voilà qui nous ont inspirés et on continue de s'inspirer de ces gens-là. lépp ak maye tey jii dañu am ñoo xam dañ koy juwaarle donc maye mooy li la tey jii ni benn comédien wala benn humoriste di may nii nga reetaan mais lépp di loo xam ne daf lay jàngal di loo xam ne daf lay fàttali voilà da lay génneel benn leçon boo xam ne tey jii ni yow mën nga cee sukkandiku pour que ëllëg loolu bu mu la dal lépp seetu la mooy maanaam ku ci taxaw rek di nga gis sa bopp boo ci taxawee rek gis sa bopp donc tey jii bu maam léebee wala bu léppkat bi léebee kenn ku nekk am na loo xam ne tey jii nii daf la koy jàngal. moom nag artiste peintre la waaye art bi mu gën a bëgg moom moo di lépp léeg-léeg nag nee na dañ koy invité muy def ay prestations ci yenn bërëb yi nekkee Toubacouta léeg-léeg sax mu génn dem ci yeneen régions yi mu bokk ci Dakar waaye bëriwul. donc prestations yi dañ koy def fii au niveau de Toubacouta donc dans la région de Fatick à Kaolack même jusqu'à Dakar donc ci yenn événements yi bu ñu ci invité dinañ dem def prestation mooy maanaam partager li nga xam ne nii moom la ñuy def muy léeb yi donc di loo xam ne nii nag tey jii nii dañu yàgg di am tey jii nii ay comme ni ñu koy waxee li nga xam ne nii mooy kàddu boo xam ne tey peut-être dina mën a yar nit mais dina tey jii nii wan nit ki fa nga xam ne nii fa la war a mën a teg tànkam donc ñu ne ñuy appuyer ci loolu noonu pour tey jii nii mën a génne li nga xam ne ni moo nekk fii nii ci suñu dëkk. li nga xam ne nag moom moo di lépp aar la boo xam ne daanaka mi ngi wane ginnaaw ndaxte ndaw yu bëri xamuñu ko moom Mar Ndiaye nag li mu bëgg nee na mooy def promotion bi ci ndaw ñi am na sax ay jéego yu mu commencé teg. donc pour promouvoir ko mooy tey jii nii comme ni ñu doon wax rek tey jii ñu ngi ci am ay xalaat yoo xam ne nii bind lu mel ni tey jii nii ay mën nañu wax ay livre bind loo xam ne nii tey jii nii ay spectacle yoo xam ne dañ koy mën a jouer pour partager ko ak nit ñi. bon amaguñ ci xaalis moom wax dëgg yàlla. xeex bi mu bëgg a xeex nag moom Mar Ndiaye mooy nee na fexe ba kilifa yi nga xam ne ñoo yor wàllu aada ak cosaan ci réew mi gën a jox gëdd li nga xam ne moom moo di lépp ndaxte nee na aar la boo xam ne day jàngale. jërëjëf Aminata Goudiaby tàggat yaram ak tirage au sort coupe du maire bu Djiddah Thiaroye Kaw def nañ ko démb am ay ndaje yu am solo yu ñuy xaarandi foofule tournoi boobu tournoi solidarité lañ ko duppee sax liñ ci gën a namm mooy fexe ba xeex fitna ci sport bi rawatina ci commune ba fa Mamadou Niane moom mooy ki jiite commission sport ca mairie bu Djiddah Thiaroye Kaw dañ koy déglu ci micro Abdoulaye Anne. message bi message de non violence la tey le tournoi li ma ko waxee rek tournoi fraternité la ñun ñoo dëkk Djiddah Thiaroye Kaw toutes les 19 ASC les 19 associations au niveau de la commune fii lañ nekk seen terroir fii la nekk fii la ñuy domicilier wu donc mënuñu concevoir 19 ASC yëpp
nekk fii Djiddah Thiaroye Kaw violence di am ci ASC violence di am ci nawetaan yi loolu nag dafa nekk ay actes yoo xam ne nous en tant que jeunes nous en tant que acteurs ñun ñoo war a prôner ñun ñoo war a porter le combat de la non violence et ce combat ñun ñu ngi ci et ñun ñoo nekk ci kanam incha allahu rabbi di ko xeex ak la mairie et les acteurs au niveau des zones. ñu soobu ci yëglekaay yi li ñu xëyee tey ji leen ci ànd ak Mamadou Mohamed Ndiaye. jërë ngeen jëf waa yeewi yi yoon yeewoon ñu bari ci ñoom yeewi nañu leen démb l'observateur nañu mooy leader ak militant yu coalition yeewi askan wi te ñu jàppoon leen keroog àllarba fukki fan ak juróom-ñaar ci weeru juin doon leen toppee tuumay manifestation non autorisée ak turbale ordre public bi bokkoon ci ñoom député Déthié Fall député Mame Diarra Fam ak maire bu Guédiawaye di Ahmed Aïdara juróom benn weeri kaso yu borom dul tëdd mu di 6 mois avec sursis yéenekaay bi nee nañu moom la ñu daan Déthié Fall alamaan ko ñaar fukki junni Mame Diarra Fam ak yeneen juróom-ñett fukki doomi aadama ak ñaar yi ñu jàppoon ñoom ñëpp toppee wuñu leen dara relax pur et simple lañu leen def maanaam justice nee na leen seen ginnaaw bandang ci tribunalum Dakar fa lañ leen doon atte ki ñu doon atte ci tribunal bu Pikine Guédiawaye di maire bu Guédiawaye Ahmed Aïdara moom l'observateur nee nañu 1 mois avec sursis mu di weeru kaso bu mu dul tëdd loolee la ñu ko daan lëkkute je nañu gaayu yeewi askan wi seen la yooyee ci ay sursis ca la mujj Ahmed Aïdara ak Déthié Fall yoon condamné leen waaye libre nañu maanaam ay daan yu ànd ak sursis la ñu leen def bés bi la journée yu ci xët mu njëkk yeewi mi ngi ci sursis jamono ji mi ngi ñuy xamalit ne kii ne Guy Marius Sagna tey ji ci lañ ko war a atte ci tribunal bu Ziguinchor juróom benn weeri kaso yu ànd ak sursis alamaanu ñaar fukki junni Vox Populi nee nañu fa la yoon mujj ak Déthié Fall Ahmed Aïdara 1 mois avec sursis mu di benn weeru kaso bu mu dul tëdd ak alamaanu fukki junni yu mu war a fay l'info nañu coow lekk ni mu bare woon mbambu lekk ni mu rëye woon ndekete ci fii lay mujjee le vrai journal ne ko moo jaaxal ñëpp tout ça pour ça direct news yi moom li mu gis ci yëf yi moo di justice bi dafa woyofal loxoom ngir wàññi xët-xët yeeg jalt yu bari yi ci réew mi Sud Quotidien mel ne ku koy dëggal ba dañuy wax ne justice bi moo calme mbir yi Ahmed Aïdara weeru kaso wu ànd ak sursis lañu ko daan Mame Diarra Fam ak Amadou Ba bu parti Pastef ak compagnie li yoon dogal ci ñoom moo di bàyyi la ñu ñibbi ci seeni kër ka ca des di député Déthié Fall Sud Quotidien nañu heureusement ba juge bi toppul procureur bi ci li mu bëggoon atum kaso wu muy tëdd la parquet bi doon sàkku ñu tëj ko moom Déthié Fall waaye ci mujj ga juróom-benn wari kaso yu ànd ak sursis lañu ko daan layoo yàq na mu demee woon démb ci tribunal yi source mi ngi ñu koy wax ba dañuy wax ne la fa amoon moo di weddi ay tuuma ay defante ak wooteeg dal Déthié Fall xam le ne mboolem li ñu koy tuumaal dara la ca deful Mame Diarra Fam it leeral fa ne ba muy génn kër Barthélémy Dias la doon dem ñu jàpp ko te tey jii su génnaatoon it li muy njëkk a def moo di dem kër Barthélémy Dias ndax loi bee ko may bukki bi matoon Karim Wade Khalifa Sall lise ko nee nañu mi ngi yoot Déthié Fall ne juróom benn weeri kaso yu ànd ak sursis ak alamaanu ñaar fukki junni moom la ko yoon teg ay awakaam ne jaaduwul ba tax ñu ne dañuy def appel réew mi ak tolluwaay gi guddi yu ñu toll La Tribune nee nañu moo tax ba Bougane Gueye Dany borom gëm sa bopp ak Fadel Barro bu jàmmi gox yi soloon seenu dal demoon seeti sang bu tedd ba ci Touba di Serigne Mountakha Mbacké Bassirou xalifa général des Mourides doon sàkku ci moom ak médiation waa coalition républicaine sàmm sunu réew li leen metti ba tax ñu bëgg mu dakk le mandat nee nañu moo di perturbation yi nar a am ci examen yi war a am ci réew mi te dara waralu ko ludul ay manifestation yu opposition yi di waajal ci réew mi waa sàmm sunu réew di Pape Modou Fall ak ñu àndal nee nañu lu nit gàtt-gàtt xel war a xam ne ay examen dañoo am solo ci ëllëgu gone yi kon nag kenn waru ko perturber rawatina ci ay caaxaan directeur de l'emploi di Pape Modou Fall ak ñooñam ne ñoo ngi sàkku ci mboolem ñi séq njàng meek njàngale mi ñu jóg takku taxaw ba dëgër ngir bañ a nangu benn perturbation di am ci xale yeeg seeni examen yi nee nañu baccalauréat technique bi door na démb ci altine ji ci jàmm BFM yaa ngi ñëw examen formation professionnelle yi ñoo ngi ci yoon wi xale yi li ñu soxla moo di ak dal ak sérénité ba mën a def seeni examen ci seen teyug bakkan Amadou Ba ci l'Observateur ministre des finances ba woon xëy na séq waxtaan wu yaatu ak journal Groupe Futurs Médias bi wax na fa xalaatam ci manifestation yi opposition bi di organiser ci réew mi bakkan yi rot ci ay manifestation ci Sénégal élection législative yi ba ci seen coalition bi mu di Benno Bokk Yaakaar ñëwaat na it ci bilan bu régime bi mi ngi leeral it ci l'Observateur diggam ak kii di Macky Sall ñu bàyyi Amadou Ba ci l'Observateur te seeti meneen Amadou ci La Tribune docteur Amadou Ndiaye la mooy directeur bu hôpital Abass Ndao bu weesoo loolee it mooy coordonnateur convergence des cadres républicains bu Yoff ci waxtaan yu mu xëy def ak journal Tribune docteur Amadou Ndiaye leeral na fa li mu fas yéene ca Yoff nar ko fa ginnaaw la ñu fa ñàkkoon ci élection législative yi nee na moo di mobiliser waa troupe yi wër commune bu Yoff biir ak biti taxawu jeunes yeeg femmes yu Yoff yi journal bi mi ngi ñuy wax it engagement bi mu am moom docteur Amadou Ndiaye ci wetu président Macky Sall ak yaakaar ji askanu lébu wékk ci moom ci yooyu la jamono Le Témoin mi ngi ñuy xibaar lu yéeme lu ay nappkati Sénégal dund ci géeju Gàmbi gi gaal ga ñu duggoon la benn bateau chinois fil ba ñett ci ñoom faatu ca. jërëjëf Mamadou Mohamed Ndiaye sant ko gërëm ko yéen itam yéen ñi àndoon ak ñun rédaction bi di leen dig daje à partir de 19h incha allah ci kanam tuuti di ngeen ànd ak Mamadou Ndiaye ci li xew ci biir internet bi ñu leen di ñaanal ngeen yendu ak jàmm ak programme TFM jërë ngeen jëf.